alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah. Abonnez-vous sur votre chaîne YouTube Malben et n'oubliez pas d'activer la cloche pour ne rater aucune information de la Faydatou Tijaniyya. alhamdulilah bi ñu yàlla mayee ñu fekkee waat programme bi muy gàmmu fédération Liwaawul Hamdi annuel bi nga xamante ni ci Kabatoki lañ koy def comme ni nga ko waxee léegi ñii suñu ay gan lañu waaye suñu ay partenaires lañu ci cadre consultation gratuite bi ñuy def chaque année. Donc muy activité boo xamante ni dafa bokk ci programme gàmmu gi ñu koy def chaque année waaye depuis ñaari at mën nañu wax dafa changer d'envergure. Parce que depuis avant boo xoolee ñi ngi ko doon def entre fédération bi ak association des jeunes pour le développement de Kabatoki ak lu mel ni Kabatoki assistance médicale ak ñoom seen waaye at yi dañoo gis l'intervention d'un partenaire nouveau mooy Medisol International muy mouvement international boo xamante ni bii docteur Rose Wardini mooy présidente bi ñu ñëw ci jouer ci rôle bu am importance parce que dañoo gën a yaatal mbir mi ñu def ko intervention boo xamante ni day laal spécialité yu bëri ñu dimbali carrément mouvement Solution by Spirituality mi nga xamante ni Cheikh Baba Diallo moom mooy président fondateur bi waaye ñu dimbali ci tamit fédération Liwaawul Hamdi ci seen activité sociale seen action sociale bi ñuy def. xam nga moom intervention am ci suñu activité dañ koy sante yàlla ndaxte dafa seetlu gis ni moom objectif bi mu am bi mu taxawalee mouvement boobu international muy Medisol International dafa am ay ressemblance ci objectif yi par rapport ak mouvement wu Cheikh Baba Diallo bi mu am muy Solution by Spirituality mu ne kon ñaari mouvement yi mën nañu dimbalante ñu liggéey en parfaite collaboration pour que ñu dimbali population yi ndaxte ci programme Solution by Spirituality dañ ciy retrouver ay actions sociales yu bëri ñoom tamit ñu nekkoon di yëngatu ci action boobu noonu ñu ne kon nañu boole suñu doole ñu mën a jëriñ population surtout population kaolackoise ci cadre gàmmu bii nga xamante ni ci la ñu nekk. Donc ñu ngi intervenir ci domaine yu bëri lu mel ni ay dépistage muy dépistage du col dépistage cancer ñu koy def ñuy def consultation générale donc mu indi équipe boo xamante ni ñenn ñi sax dañuy jóge bitim réew ñëw fekkee programme bi pour rek gën a taxaw population bi waaye du ñu yem ci consultation bi kese waaye dañ lay consulter ba pare xool lan moo la war a mën a faj ñu jox la garab googu noonu de manière gratuite pour dimbali nit ñi te yàlla tax loolu lañ koy defee. waaw boo seetloo njëriñ kese la parce que d'année en année da ngay gis nombre bi day gën a yokku ci ñiy wuyu si di ñëw ci consultation boobu c'est parce que dañ ciy gis seen bopp parce que tamit xam nañu problème santé tey nekk na loo xamante ni li ku ci indi dooleem pour dimbali ko Sénégalais yi rek ñoom bëgg nañ ko. Chaque année dañuy ñëw depuis ouverture presque ñoom ñi ngi fi toog ba ñu ne tëj nañu ñoom ñi ngi fi c'est parce que peut-être ñu ngi ciy gis njëriñ ñi ngi gis ni li ñu leen di jox mi ngi leen di arranger bu baax ci domaine social surtout donc ñu koy santé yàlla te di ñaan rek yàlla may ñu fekkee ko ay ati at di gën a am doole ji di gën a jëriñ population bi. waaw partenariat bi ñu am ak ñoom mooy comme ni ngeen ko gisee ci wàllu wërgu-yaram di def consultation médicale bi nga xam ne gàmm bu nekk daf koy faral di organiser te bi ci njëkk ñu ñëwoon fi mu nekkoon réussite bu rëy loolu di wane ne population yi soxla nañ ko di wane ne wax dëgg yàlla moom it lu baax lay def lu am njëriñ lay def ci population bi ñu ñëwoon fi ak équipe bu takku daaw ànd ceeg médecin yu bëri médecin yoo xam ne sax dañu jógee ba bitim réew loolu nekkoon vraiment une grande réussite. ak macha allah accueil vraiment chaleureux accueil bu neex vraiment sëñ bi tamit bàyyiwul dara sunu gan yi kontaan nañ sont bien accueillis bien logés def nañ vraiment commodité yëpp avec son staff et son protocole def nañ lépp lu nga xam ne war na ci ñun ba nga xam ne liggéey bi yomb na ci médecins yi nga xam ne
gën a gis nag gis nañ ne grippe bi bëri na fi torop xam naa ne du ñàkk pandémie bi mi ñuy wax ne jungi ne mu ngi ñëwaat loolu war nañ ci bàyyi xel mais nekkul bi yoon loo xam ne lu métti la ndax gis nañ fi feebaru grippe lu bëri ak asthme tension bi tam bëri na fi torop nit ñi amee hypertension bëri nañ fi torop teggiwuñ ci benn yoon suñ tànk comme ni ma leen ko waxee daaw biñ ñëwee mu nekk réussite ren ñu fas yéene yokkaat te bu soobee yàlla dinañ continuer ak moom ndax xam nañ ne moom li muy def lu am njëriñ la ci askan bi doy ko rek ndax ku mel nii moom dañu war a topp ci gannaawam te ñun moom lañ njëkk a def ndax bi ma ko njëkkee gis daa wax bi ma ko njëkkee gis dañu mel ni dañu xamante depuis ay ati at parce que sunu wax yi dafa ànd sunu jëf yi dafa ànd te li ñu bëgg dans l'avenir benn la looloo tax bi ñuy ànd bu neex lañ ànd ba léegi te fas yéene nañ bu soobee yàlla continuer ko pour servir les populations. alhamdulilah ñu ngi sant yàlla bu baax di wane ne suñ mbégte ren ci gàmmu gi nga xam ne tey ñu ngi ko def at bu nekk fii ci Médina Baye Kabatoki gi moo am lu spécial loo xam ne da ciy am mooy lu jëm ci wàllu consultation gratuite bi nga xamante ni ne depuis bañ sosee gàmmu gi ba am ay at ci kanam lañ ko commencé woon mun naa wax ne commencé nañ ko lu mat juróom-ñeenti at laata partenaire bii di Medisol International ci njiital Rose Wardini ak équipe am yëpp ñëw di ñu accompagner waaye liñ ci wane mbégte mooy bañ koy def lu jiitu loolu ñun la woon rek ak quelques mbokk yoo xam ne ci biir Kabatoki lañ nekk ñu tudd ko association des jeunes pour le développement de Kabatoki mooy ñoo xam ne yàlla def na ci sama loxo lañu rajo yaroo ñoom ñu ne il faut que ñu taxawal dara pour wane ne ñoom dañuy fexe liggéeyal société bi ñu taxawal association boobu ñoom ñoo doon jéem ci seen benn pour taxawal yi ànd ceeg CAM muy Kabatoki assistance médicale nga xam ne ñoom ay élèves lañ yu jàng médecine dem ba liggéey ñëw taxawal association pour taxawal dëkk bi ci wàllu santé waaye Medisol ba mu ñëwee dëgg-dëgg mbir mi yegg na ci beneen niveau boo xam ne au niveau international ci wàllu médecine ci wàllu médecin yi nga xam ne ñu ngi jógee fu ne spécialisation yi ci nekk tey dem na ba yegg foo xam ne wax dëgg yàlla population bi gis nañ seen bopp ne bu njëkk ba bu ñëwoon consultation gratuite dañuy ñëw rek parce que mooy néew fa bopp bu métti la ñuy faj ak yi détails yi mais ren moom wala daaw ak ren dëgg-dëgg lépp loo xamante ne mooy feebaru jamono rek tey docteur day andi ay spécialistes ñu koy def yoo xam ne ñu ngi dimbali ci wàllu bëñ ci wàllu cancer du col ci wàllu cancer du sein ci wàllu jongal xale yi yoo xam ne mosu fee am mosuñ ko xalaat sax wax dëgg yàlla andi ay matériel am andi ay oto andi ay docteurs yoo xam ne wax dëgg yàlla ci seen wàll dañ cee xarañ ñoom ñëpp dañuy ñëw ci ville ci population bi Kabatoki waas ak Lindiane yemul ci Kabatoki parce que dafa dem ba Lindiane dafa dem ba Sing Sing dafa dem ba Sibassor dafa dem ba dëkk yoo xam ne sax ñu ngi ci côté département Nioro bi am na ñu fay jógee parce que oustaz bi foofu la nekk ci daara ji ñoom dañ fay jóge di ñëw nekk fi pour fekkee consultation gratuite bi aussi day am ay ñoo xam ne sax ay waa Gambien lañ ay Gambien lañ nekk jógee parce que ay taalibe fa la ñuy jógee suñ ñëwee dañ koy fekkee ñu jógee Fuuta dañ koy fekkee kon tey teewab Medisol International yóbbu na niveau consultation gratuite au niveau international kon loolu dañ ciy gërëm di ci sant waaw ñu ngi koy consommer bu baax parce que liñ soxla la parce que dafa bokk ci sama ay principe wala sama ay objectif mooy ma dimbali dëkk bi bu baax a baax ci wàllu santé xam naa ne ñu bëri xamuñ ko waaye man à l'âge de 14 ans dama mosoon dajeek benn situation bu ma métti ba léegi fajaguma ko te maa ngi tendre ci loolu parce que Rose moom ma ciy jàppale ci consultation gratuite bi à l'âge de 14 ans dama mos a génn mu taw ba pare am benn accident bu am benn jigéen génn ci àdduna bañ defee constat ñu xamal ñu ne ba mu tawee boobu dëkk bi melagul woon nii village la woon yàlla def bañ laajtee ñu ne benn jigéen bu jóge woon ci dëkk ci environ mooy dëkk xaw ma Dié je crois jëm xel ñëw di accoucher ak saret oto mbëkk ko moom mu gaañu doom ji gaañu situation boobu moo ma jàpp boo tax ma créé mbiru santé ma am ci ma ci investir lu bari mun naa la ne depuis des 10 ans ago maanaam 10 ans ci gannaaw maa ngi doon commencé def lii kon xam gi ma xam ne population bi soxla nañ mbiru wér-gu-yaram parce que xoolal jigéen boobu fu mu jógee pour accoucher si par dog am ci te ba léegi situation yi mu ngi fi ba léegi mu ngi fi parce que man ba depuis à l'âge de 14 ans ba tey plus de 20 et quelques années ba léegi changement amul ci wàllu santé gisuma ko. 1994 ba léegi
gisuma fi ñu tabax hôpital lu bees boo xam ne yegg na ci yenn niveau yi district sanitaire rek laa fi gis ba léegi comme dara changé wul kon tey bu ñu andee lii population bi dañ koy jël te wane nañ ko ittee nañ ko am na ñoo xam ne depuis démb ñu ngi toog di xaar affaire bi. xam nga dëkk day màgg population day màgg nit yi dañuy juddu nit yi dañuy tuxu si di ñëw kon demande bi dafa weesu offre bu fi nekk am naa yaakaar ne bis dana ñëw avec l'aide de Rose nga xam ne moom foo ko fekk population bi rek moo ko tax a jóg wax dëgg yàlla même bu ci gouvernement bi jàpput am naa yaakaar ne bis dinañ àgg foo xam ne dinañ fi taxaw loo xam ne population bi dinañ kontaan. ban appel ngay def à l'endroit des autorités étatiques ci domaine boobu. mooy ñu taxaw njëkk ñu taxaw district sanitaire bu fi nekk njëkk parce que balaa ngay yegg fenn li fi nekk na nga koy fexee da nga dundal ñu gën ko taxaw mais aussi tamit jéem a fexe ba def fi loo xam ne benn hôpital boo xam ne dina nekk norme boo xamante dëgg-dëgg méngoo na ak banlieue bi parce que Kabatoki xolu banlieue bi la tey boo demee Kabatoki si gannaaw Dié mu ngi ci Jom Xel mu ngi ci Njokkeel mu ngi ci xam nga Lindiane mu ngi fi Sing Sing mu ngi fi kon dafa nekk xol am naa yaakaar ne bu ñu fi defee hôpital boo xamante ne méngoo na ak hôpitalu ville yi du jarati ñuy paas dangay xool kuy dem hôpital dina paas aller retour lu mu bon 2000 francs embouteillage yeeg situation feebar yeeg moyen bi boo dëggee mun nga dem ci 10 kër ñaari kër wala ñetti kër ñu am auto particulier kon kooku bu fekkee ne feebar na guddi amul oto amul taxi yooyu dafa nekk situation boo xam ne dafa normal ñu def fi hôpital boo xam ne duñ demati Kaolack di faju ji daal nekk ci njub rek secret bi loolu nekk ci njub rek parce que aussi damay wax chaque jour xale yi ne leen man à l'âge de 21 ans lañ ma seexal ñi ma njëkk a topp ay 14 ans lañ am su ma loon naxoon bañ àgg fii tey dañ may bàyyi xale moom boo koy nax bu màggee rek bala waaye tey solo ngi nii ba muy tarbee ci man 2003 la 2003 je crois mu ngi doon def BFEM kooku ak léegi tey mu ngi dem université ba nekk di liggéey su dem am famille amay doom su ma ko loon nax bàyyi na bu yàgg njub rek sa kër bi njub rek la. suba moom yàgg nañ gàmmu mais suba moom damay sant yàlla di bëgg ñëpp ñëw sant la ma yàlla rawatina ak docteur Rose nga xam ne moom sama invité spécial invité d'honneur spécial la ci sama événement parce que maa ngi moom genn wàll lañ li tax ma wax ko ne dama ci sant yàlla di wax ñëpp ñëw sant la ma yàlla parce que suba dafa am lu ci spécial mooy gàmmu gi dafay ànd ak inauguration grande mosquée Medina Baye Kabatoki bi nga xam ne commencé woon nañ ko des années waaye ren alhamdulilah ci ndimbalu yàlla ñu na fas yéene ko inauguré ci teewaayu imam akbar mooy imam Cheikh Ahmed Tidiane Aline Cissé ak xalifa bi ak mboolem kilifa yi nga xam ne ñu aju ci pays bi rawatina ak sama kër sëriñ muy Cheikh Assane Deme muy Cheikh Abdou Bakh Assane Deme ak mboolem ak ay frères am ak ay sœurs am kon ak mboolem kilifa Kabatoki yëpp imam yeeg yëpp kon foog naa yaakaar ne suba moom bis bu rëy la ci ñun parce que teraange gi yàlla defal ñu mooy ñu tabax ci jumaa joo xam ne tey alhamdulillahi rabbil alamin ñu ngi sant yàlla ci sutura bi ñu yàlla defal bañ mun ko réaliser kon suba daal jour bu spécial la pour ñun ci wàllu gàmmu gi. man population bi laa fi nekkal man loolu laa fi nekkal parce que mënuma d'accord yow ñu ne population bi nga war a représenter assemblée nationale ngay ànd ak sa leader politique parti politique di bokk ak moom photo pour campagner ko loolu rek mooy wane ne subitement image boobu rek wane ne kii fas yéenewul toogal population bi kooku moom ki mu fas yéene toogal mooy ku ko investir kon yooyu yëpp ay mbir yoo xam ne daal nañ honnête daal nañ honnête il faut être honnête envers la population ñu honnête waaw ñu investir ñu honnête daal ñu ragal yàlla aussi quoi ñu ragal yàlla bu baax ñu ragal yàlla parce que kuñ ne yaa wutu toute une population am na loo war a mel daal waaw loolu daal laa leen dénk gërëm sama njaboot mooy samay mbokk taalibe waaw ñooñu moom dama wax ne ñoom ren moom ñoom moom gàmmu gi waaw te incha allah suba dina leer ñoom lay gërëm parce que xale ànd ak ay xale ñu réaliser lu mel nii ñoom ñoo ko moom quoi ñoom lay gërëm mais di gërëm spécialement sama sëriñ Cheikh Abdou Bakh Assane Deme bi xam ne wéttali na ma jàppale na ba ma agsi fi tey waaye di gërëm tamit docteur Rose Wardini bi dinaa ko wax suba ci kanamu ñëpp li mu def ci jumaa yi kenn def ko ci moralement daf ma taxaw daf may Cheikh Baba loolu rek doy na man financièrement day loolu yóbbuma parce que finance day jeex mais moral daf cee taxaw loo xam ne kenn taxaw di ma di ma laaj sama secrétaire indi ma ne sax na ma di ma laaj Cheikh Baba mbaa yaa ngi ci jàmm mbaa affaire yaa ngi dem financièrement mu taxaw ci lépp loo xamante ni muy peinture dafa ne ma Cheikh Baba wax ma lépp rek jox ma defi dañoo xëy rek gis oto bi wàcc peinture yëpp waxuma ak yeneen ak yu mu def yoo xam ne dëgg docteur dañ koy ñaanal daal yàlla fay ko ba fay ay doomam
fay ay sëtam loolu rek laa koy ñaanal daal.